loolu suñu borom la ñuy bàyyeel loolu yëpp ndax ku ñu jege woon ñi jege woon moom xam nañ donc li am solo mooy li Ndongo Lo jàngale ci àdduna wan ñu ko ñu jéem ko wane tamit pour ñenn ñu roy ci moom loolu moo am solo mais leneen li ci des yëpp loolu amul importance pour man boog Djily Niang Ndongo Lo du dégg lu ma déggul moo tax te bu ñëwaan dama naan ko noppil diw daf na nii wax na ni ma ne bàyyil mu kii parce que dalay tardel déjà wax yooyu dégg naa ak yooyu moom amul solo pour ñun noonu concept boobu lañ doon dundee boobu malgré ay xale lañ woon nag ci ay at xam naa jamono jooju su ma waxoon groupe jàmm moyenne d'âge bi gars yi dinañ jaaxle wala sax man samay at jamono yooyu ak atu Ndongo Lo mais nag amoon nañ ay mag yi nga xamante ne ñu ngi woon suñu ginnaaw di ñu ñaanal di ñu sàmm bu baax ñoom Maam Laay Meng ñoom Ablaye Sey ñoom Petit Mbay ah sëñ Abdourahmane Mbacke ak ñeneen ñoo mënul tudd ñoom sëñ Daam Diouf ndeysaan ak Mbacke yu bari ay waaw ñu bari ñoom Cheikh Oumy Mbacke bëgguma sax ay maître Diop Tafa Diop bëgguma daal di bon mënul ñàkk léeg-léeg il faut ñuy wax ñooñ nekkoon suñu ginnaaw ak waa Pikine yi mag ñu baax ñi kenn du leen dégg bëgguma sax tudd seen tur ñu koy dégg ñoo nekkoon ci ginnaaw Ndongo Lo ñu bari xamuñu loolu jiital ni ñun xale yi ndax dañ xam nañ ne li ñuy def ñeme nañ ko du ñu ay ragal ndax Ndongo Lo ku am fit la ku xamoon li muy def la ndax xam li ngay def mu ngi jëkkee ci yow nga nekk ku ñuy tudd nekk kilifa ci li nga nekk te yéegaloo sa ay mbagg ci kaw wàcce sa bopp ba ci suuf di taral jaam yi ci suuf te kenn du yëg kooko nekkoon Ndongo Lo li ma gënaatoon marqué ci moom tamit mooy nawleen yi fi nekkoon xale yi tam nañ profité ci loolu jàng ci artistes yi Ndongo Lo dafa bëggoon Pape Diouf dafa bëggoon Abdou Guité Seck bëgg Yves Niang da leen daan way bëgg Khadim Diagne da leen daan way soirée te duñ fa nekk bëgg Salam Diallo ndax Salam bokk na ci ñi ko jàppale Mbaye Dieye Faye bokk na ci ñi ko jàppale ñooñu ñoo war a wax Papa Ndiaye Géwël ndeysaan grand Alsan Ngom bokkoon na ci mag ñi nga xamante ne man dama naan wax naan ndeysaan wal fajiri chaque mardi ñu yóbbu fa ñun xaalis groupe jàmm ñu may dégg def suñu publicité soirée tous les mardis Alsan Ngom la woon ak yu bari yoo xamante ne ñooñu bu ma leen déggee ñuy wax damay tranquille mais am na ñoo xamante ne bi mu mettee dëgg-dëgg ak tamit bi ñu soxlaa nit ñi ñu ñëw waxal lu baax li ñuy waxal Ndongo Lo moment boobu waroon nañ ko defuñu ko dañ doon yàqate Ndongo Lo nañ waxante dëgg loolu dëgg bi man fii nii def naa ak moom nii fii laa jaar ak moom maag moom a defe non li ñu soxla woon mooy moment bi nga xamante ne waroon nañ jël Ndongo Lo mu nekk koo xamante ne dañ ko waroon honoré mu nekk drapeau Pikine moment boobu ñoom ñu ngi koy wàccee loolu mooy dëgg man maa ko fekkee doon ko dund mu koy dund moom Ndongo Lo mu koy ñafe ñu koy fighting muy metti lool waaw àdduna nag amul solo moo tax njàmbe barki dem bu mu ngi koy wax ci télé yi dañuy bàyyi mu jàll ndax Ndongo Lo dem na te ñun ñëpp dañ koy fekk ji man boog dama bëgg man Djily Niang man mi Ndongo Lo fekkoon ma toog man taxaw nekk ci leneen mu ne ñoo war a ànd dem boo ko ni Ndongo Lo sax mu ne wool Djily Niang maa ngi dégg kolos barki dem bu muy nettali ndeysaan sama xuloo ak Ndongo Lo kolos loolu rek la fekke Malick Diouf moo ñu doon àtte lu bëri ak askay wala des fois gars yi ndeysaan wala jàmbe day taxaw xaaju ndax nit booy ànd ak moom boo gisee muy def loo xamante ne da koy lor soo ko waxul dëgg jarul ngeen di ànd man nekkuma ménager Ndongo Lo rek parce que dama ciy ànd noonu lu mu wax ma ne ko oui c'est bon noonu la nii déedéet dafa tànn dama yow la ma jël li nga xamante ne nii moom mooy
li mu nekk gëm ne dañ ko war a réussir donc ma jël sumay responsabilité ne bu ci amee ndam ñu sante ko yàlla ñun ñëpp mais bu amee faay rek man ma jël sumay responsabilité ne man la Djily Niang moo taxoon bi muy jënd daal yooyu keroog parce que Ndongo Lo mën nga ko indil loo xamante ni si yërmaan dem ba tey luy jar 1000 francs boo ko nee 20 000 francs du waxaale da koy jël rek si yërmaan dem après même buy dem lebi sax da koy def te carrière Ndongo Lo avenir am laa jiitaloon dañoo bëggoon toog ñaan yàlla ba mu yor ay immeuble ndax ma jomb ko woon wala mu dem ba yor lu benn artiste yorul woon ndax jomb ko woon te man dama gëmoon loolu moo tax ay détails yu ñàkk fayda yi nga xam ne yàq di liggéey déedéet man duma ànd ak koo xamante ne nii dama lay seetaan ngay yàq wala ngay def naka sul noonu ñu lay xeeb wala ëllëg nga soxla doo xam foo koy jële ji te mën ko jël yow si sa ñaq looloo taxoon ma ne ko du ci dal te loolu mooy li ko la fekk rek def naa ko ba tàyyi ak Ndongo Lo def naa ko ba tàyyi ak Ndongo Lo xam naa ma joxaat leen ci benn rek ndeysaan moo lañ ak mës nañ ma woo defe naa ak njàmb ak kenn si yërmande Ndongo Lo ak bëgg lu baax ndeysaan mës na bëgg ñëw bëgg jënd toog ma tëdd nelaw rek mu woo ma Djily Niang foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma dama gis benn oto ndeysaan xam naa sama waajoo ji damay bañ tudd turam ndeysaan sama xarit la xam na li may wax sax moom borom oto bi waa ji waxaale ak Ndongo Lo ba 4 millions ma ñëw mu nekk benn oto bu ndaw ma ne ko ok léegi loo bëgg mu ne ma dama ko bëgg jël ma ne ko yaa ngeeg BMW nga yore njàmbe mu ngeeg oto man maa ngeeg oto Iba Sey mu ngeeg oto Zof mu ngeeg oto groupe jàmm am nañ 4 voitures yu nekk si sa disposition jënduma fayuma keroog laññag moo ñu àtte jour boobu kon si yaa ñu àtte keroog mais keroog laññag defe naa mu may dégg ndeysaan mu ne ma léegi nag ma ne ko doo ko 4 millions sec yow nga ne da nga bëgg jëndal sa yaay kër bëgg a teral say rak ak say waajur képp ku la yaakaar ñeenti oto bu ñu fi nekk ngay jënd beneen oto loolu man duma ci ànd d'accord ma ndeysaan ba ci ëllëg sa avant sax ñuy tëdd defe naa nangul na ma loolu dama wax nga dëgg donc noonu mooy ànd gor nit boo gisee lu koy yàqal wala lu koy tey dama bëgg wax dama am envie wax ndax des fois da ngay dégg ay yoo xamante ne nii ñoo xamante ne ñooñu doon sax yàqal tey dañuy taxaw devant la scène di wax yoo xamante n'importe quoi parce que Ndongo Lo la rek waaw d'accord amul problème Ndongo Lo ñëpp la mais des fois nañuy xalaat ne dañ koy fekk ji ñuy wax dëgg te yàlla tax ci ngor ak ci waaw dafa baax ñuy wax léeg-léeg dëgg waaw ndeysaan donc ñun xëy na man bu ma ñëpp xamee tey yàlla Ndongo Lo la moo tax ñu bari am nañ tur ci Ndongo Lo loolu mbiru yàlla la moo ko programmé ñu bari am nañ ci si barke Ndongo Lo lu baree bari loolu moom am na bu ma naan am na loo xam ne man ak moom ak yàlla la man loolu des fois damay xool nit koo xamante ni si loxo Ndongo Lo la jaar dañuy sant yàlla man damay fier après damay xam ne li Ndongo Lo waxoon na ma ko wala gisoon nañ ko dañuy sant ci loolu mais nañ leen siy seet yàlla bu baax des fois di xalaat tamit dafa am solo di xalaat dafa am solo ndax dem na te dañ koy fekk ji di nuyu nag sama gaay yëpp waa groupe jàmm Ousseynou Assane fu mu mës a nekk wala Ndongo Lo ci lu mu mës a nekk yéen a ngi ci njàmbe gay moom du ma tay di wax ndax koo xam ne maa ngi moom mësuñoo werante ci Ndongo Lo day xam ma xam Djily Baye Fall moom léeg-léeg moom aussi am nañu ay anecdote yu bëri man ak moom Ndongo Lo li ma koy bëgg tam di xam nga waaw ak ñoom Zof gars yi xam nga waa groupe jàmm yëpp ak fan suñ Ndongo Lo yi nga xam ne ba léegi bàyyiwuñ ba tey maam Cheikh Niang jërëjëf yow moom ni ma koy waxee dénkaane nga yow sama diggante yow dafa spécial du ma wax lu bari tam ci yow Ousmane Fall Jordan yow tam jërëjëf ak sama gars yëpp sama copain As Gay nga xam ne moom xamante nañ lu yàgg avant Ndongo Lo di exister ci carrière am moom tamit
amul may wax xam na ma xam waaw di nuyu nag ñëpp képp ku nga xamante ne tey maa ngi def vidéo si anniversaire janvier Ndongo Lo bi rek juum animateurs yi sama gars yi ñëpp rek journalistes yi nga xamante ne jamono boobu réseaux sociaux yi demewul nii ñooñu rek ñoo leen nekk ci liggéey bi di ñu jàppale te yàlla rek tax nag am na ci ñu bari ñoo xamante ne nii tey bu leen neexoon taxaw te dama koy dëggal ndax man ak ñoom ñoo ko doon seq Ndongo Lo sax daawul woon yëg yenn yi ñu may teg ci code di ko teg ci yoon kenn rek xam naa bu ma ko tuddee mooy tudd naa ñëpp Michael Souma jërëjëf ndeysaan waaw di waxaat rek que ni xëy na léeg-léeg xol bi day génn rek wax ni mu ko yëgee waxuma pour blesser kenn waxuma aussi pour mais nag man tam dama am benn mission boo xamante ne dafa ko war a eggale ci mbiru Ndongo Lo mooy du ma nangu kenn di wax ci Ndongo Lo lu existé wul man ma fekkee woon ko dama koy teggi waaw ndax nag loolu mooy sama devoir man pour man waaw ndax tey xëy na ku tudd Ndongo Lo xel yi dina dem ci ñim daan àndal man dama cee bokk waaye ñëwaat nag di sant rek suma famille sumay rak sumay grand frère sumay grande sœur ñëpp bàyyiwuma kenn ndax famille yi dafa sacré Ndongo Lo dafa bëggoon ñi mu bokkal famille am bëggoon yaayam moo taxoon ma bëgg ko gën ko ñeme di ñaanal suma yaay gudd fan ak wér ak suma tante ak ñëpp di ñaanal suma rakk yaay bu fi jóge bu yàggul yaa awa yàlla na ko yàlla xaare àjjana yu gën a kawe waa di waxaat rek tamit am na ñoo xamante ne jàpp nañ ci carrière Ndongo Lo ma xam ko damay jiital nag ci kenn koo xamante ne ndeysaan moom daf ñu doon sagal malgré tamit bien vrai que da doon liggéey mais ñëpp foogoon nañ ne Ndongo Lo am na matériel sono micro sax amuñu ko woon xam naa kuñ ko wax du ko gëma mais looloo nekkoon réalité lépp dafa bokkoon ci suñu borom lim ñu sagaloon Assane moom moomoon gitaaram waaw am na solo ma fàttali dara Ousseynou Ba ndeysaan jënd na clavier boo xamante ne Ndongo Lo dañ ko ko mayoon xam naa damay bañ xam nga wax dafa doy waar waaye loolu dëgg Ndongo Lo mayoon nañ ko ñaari clavier benn mbokk ma ko mayoon comme si kii lañ nekk te Ndongo Lo jàngal nañu ñuy rafetale ak masla bi Ndongo Lo gën na àdduna ñu woo ma ne ma clavier dañ ko soxla Ousseynou may day jënd benn di ko xoole Ndongo Lo Ousseynou moo ko jënd ci xaalisam maanaam clavier yooyu Ndongo Lo jotoon am ñu mayoon ko ki ko mayoon di mag ci moom dëgg-dëgg delloowaat nañ ko benn bi ñu jënd ko Mbay Tama moom tamam Abdou Thiam moom safaram Baye Demba moom safaram instrument yi ku ci nekk yaa moomoon sax micro sax amuñu ko woon waaw loolu tam dafa am solo dañ koy wax léeg-léeg muy leer dañ doon luye sono jaw ñu ngi lay ziar bu baax jàpp nga ci carrière Ndongo Lo libaas Baye Zal Carrefour les stars ñoom jigéenu Ndongo Lo yi ñoom awa ak sax jàpp nañ ci carrière Ndongo Lo bu baax a baax ak ñeneen ñu mënul tudd grand Pape Dioum Alizé Club gaa yëpp daal dañuy bañ a juum ndax wax dafa metti defe naa comprendre ngeen ma maintenant di gërëm nag waa groupe jàmm nga xam ne ñoom Ndongo Lo ba mu ne groupe bi du tas ñoom dañ ko gëm ba tey pour ñoom Ndongo Lo suñu biir Ousseynou Assane bu ma leen tuddee tudd naa ñëpp groupe Ndongo Lo family international démb ak tey groupe jàmm ba tey soppe Ndongo Lo yëpp fans yëpp ñun amel nañ leen njukkal ba ci VIP maam Cheikh Niang rek Ndongo Lo liggéey bi ñuy defal maam Cheikh Ndongo Lo lañ koy defal kon ba tey amal nañ leen njukkal di leen jaajëfal bu koor jotee yéen a ngi def social di joxe ay ndogu 16 janvier bu jotee yéen a ngi dajale seen alal ak seen énergie ak seen temps di ko def ci Ndongo Lo yàlla na leen ko borom bi fay mu doon yiwu ci yéen donc ñëpp daal ku ci nekk rek jàppal ne fa nga toog fekk naa la fa ziar la ñaanal la jàmm
bépp soppa Ndongo Lo donc loolu laa bëggoon tëjee di remercier ñëpp bàyyiwuma kenn fu waay nekk rek jàppal ne Djily Niang ñaanal la suñu borom fay la yu gannaaw ba sa xel demee ci Ndongo Lo donc di ñaanalaat Ndongo Lo suñu borom xaare ko àjjana yi gën a kawe suuf sedd si kaw mu tase ki nga xamante ne mooy wasilaam Serigne Fallou Mbacké waaw daf ko bëggoon lool